wax ne boo nekkul aaw moom nekkoo dara ko doon ñaanlu sax danaa ne ñaanal ma man doon aaw waaye léegi jigéen boo ci wax macha allah mu ne man de bëgg naa doon li ngay wax mënu ma ko li ma wax mënoo koo dindi bën waa loolu moo fi am c'est que nag yow sa li maanaam li la père di wax mi ngi bëgg a ñëw parce que bën waa xam naa léegi da ngay gëj Sénégal boo defee sondage loolu ngay gis bën waa léegi-léegi da ngay gëj Sénégal waaye loolu xew non gëjuma Sénégal j'habite ici pros loolu xew fi kenn mënu koo dindi tendance bi léegi ak mode bi non waxal société bi moo jël si xelu góor yi di wax góor dañu kaa ayeloo góor dañu kaa ayeloo Gabriel ñu doon la kàddu gi dégg nga li nit ñi ñu ci bëri wax par rapport ak polygamie ñu bàyyee la ko Aïcha ñu bàyyee la kàddu gi. waaw Sophia les avis sont un peu ku nekk mi ngi wax sa xalaat par rapport ak diine bi man damay xaw a sori diine bi. parce qu'on a dit beaucoup de choses yoo xamante ne nii te ñu ma ci ëpp xam-xam ñoom mën nañ ci wax côté boobu mais man côté socialement lay waxee. mi ngi wax léegi la tendance c'est ne jigéen ñi ñaareel xaritu jëkkëram. mais loolu c'est une stratégie d'infantilisation des femmes. non waxuma ñaareel xaritu jëkkër bi. yegguma ci xaritu jëkkër ji. non mais même léegi mode ak tendance seetlu la. exactement léegi jigéen boo fi tàllal micro loo bëgg doon dañ lay wax man de bëgg loolu moo fi am soxna si. waaw même ma ci ay ñaareelu xaritu yow ay juge bi ay kii la. may ma ñëw dama ne ñaareel. non tey jigéen ñi bëgg nañ koo doon bokk. non waaw waaw dama may ma continuer s'il te plaît. allez-y. merci dama ne. li mu wax noonu ne jigéen ñi dañuy bëgg ci gis-gisam jigéen ñi dañuy bëgg nekk ñaareel parce que dañ ciy toppal ñaareel xaritu jëkkëram loolu dëgg la nit ñi dañu naan ñaareel xaritu jëkkëram même nit ñi bu ñuy way ci chanson yi da ngay dégg loolu mais loolu ça fait une décennie ñu ngi koy def ci bopp jigéen ñi parce que góor ñi ñoom la ñu war a yëkkati ci kaw ñun ñu nekk ci suuf di crêper suñu chignon di yëkkati lu ñu xam ak lu ñu mënul topp seen ginnaaw ñun ñuy daw c'est une stratégie d'infantiliser jigéen ñi léegi nit ñi ku nekkul ñaareel bokkoo léegi na xale jigéen ñi def seen bopp bu ñu nekkul ñaareel nekkuñu dara léegi na ñëpp dem sàcc jëkkëru jàmbur yi nekk ñaareel looloo xew looloo ñëf ci dëkk bi mais il faut mettre aussi autre chose dans la tête des gens mën nga nekk aawo ñaareel ñetteel selon yow li nga dund na fekk ne yow yaa ngi ci gis sa bopp ki ngay sëyal tamit mu gis ci boppam mais tendance bi ñuy créer ak stratégie bi nga xamante ni dañuy indi jigéen ñi ñiy wujjee loolu góor ñi day mel ni daf leen di neex jigéen ñi di wujjee pour ñoom mën a yëkkati seen virilité vous n'allez pas retrouver votre virilité dans les combats des femmes c'est pas en opposant les femmes que vous allez rehausser votre virilité ça góor ñi tendance boobu moo xew jigéen ñi il faut que ñu xëccoo fii nga ñëw ci digg bi ne man la ñuy xëccoo dugg na fii génn fii dafa jafe aka yomb xaalis jafe na ci dëkk bi liggéey jafe na ci dëkk bi mais góor jafewut ci dëkk jëkkër laa wax waxuma góor déedéet góor ak jëkkër yëpp benn la mooy jëkkër tu n'as rien compris toi góor mooy jëkkër waaye c'est toi qui n'as rien compris c'est toi qui n'as rien compris jëkkër dafa jafe de aka jafe looloo gën a yomb si dëkk bi ngay ñaanlu pour am jëkkër waaye kenn du ñaanlu pour am jabar Gabriel nga ne lan moo yomb ci dëkk bi nga ne góor ñaanul pour am jabar yow bàyyi ma jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër góor ñaanul pour am jabar non à la fin yow mi yàgg Sénégal lu leer mi yàgg Sénégal jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër loolu nga yaakaar rek mooy yéen man dama neexee am 4 jabar balaa loolu nga yaakaar loolu nga yaakaar yow loolu nga yaakaar bu ma neexee am 4 jabar balaa ñu góor yi rek mooy sëriñ pour ñaanlu la pour ñooy def ñooy suul di sànni ay kànnaar ci géej maa ngi ñëwaat dañ ciy teg inshallah muy bu ma neex yow boo ma ne yow boo doone mu egg yàlla la neex bu ma neexee balaa koor bi di jeex yow da nga moom sa bakken moom sax yow sa bakken gii nga ne Gabriel Prospère nee na moom bu ko neexee tey balaa koor gi jeex mu am ñeenti jabar te jigéen mënu fee ne su ma neexee koor gi jeex bu subaa ma sëy maa la wax lii bindal nga denc yow sa bakken boobu sax moom dégguma bakken bii sax moom ak temps de parole am s'il vous plaît su ko neexee suba mu am soxna maa ngi gëstuwaat kii man lay wër bàyyi ko sànq ba tey man lay wër bàyyi ko noonu man lay wër sànq ba tey moom xam nga bu ma nee góor ak jëkkër c'est la même chose non non mais ma ñëw góor ak jëkkër du benn de mais permets-moi de réeré nag il faut ñu gindi leen waaw doo bàyyi ma pare kii dafa raakaaju allez-y bu ko dal allez-y wala xëy na moo yëngat sama bopp kaa ñu jàkkaarloo bu dee maag yow wax amul problème daw ma la face to face amul benn problème déglu ma wax la. dañ leen bàyyi ñu gérer ñoom ñaar s'il vous plaît. Gabriel avant nga nekk jëkkër nekk
avant nga am jëkkër. waaw. il faut nga labat ndaw si nag yow tamit sëñ bi. dëgg la xam nga li ma la wax. waaw. dëkk bi. waaw. liggéey jafe na fi. xaalis jafe na fi. waaw waaye góor jafewu fi. góor jafewu fi jëkkër fi déglu ma rek déglu ma may ma ñëw. góor jafewu fi jëkkër fi jafe. waaw soo ma mayul ma yeggali. waaw di yuuxu du ma mën a yeggali. li may wax da nga may xaw a déconcentré. waaw ok xam naa loolu ngay wër mais c'est pas la peine aussi. ok vas-y. lenn mooy stratégique c'est que li ngeen di wax ne jigéen ñi il faut que ñu sëyi. il ne faut pas aussi ngeen def ci bopp jigéen ñi suñu objectif principal mooy sëyi. gis nga sëy mën na am nit mën na ko yàlla da koy tudd ci nit mu am mu ñàkk am ce n'est pas l'objectif d'une vie. il faut arrêter ngeen di limiter la dignité d'une femme au mariage. une femme peut ne pas être une femme mariée et être digne. dëgg la yéen li ngeen di def ni yëpp discrimination à l'endroit des femmes. il faut que vous arrêtiez vous les hommes la plupart des hommes de ce pays de nous faire perdre notre dignité parce qu'on n'est pas des femmes mariées. gis nga jigéen dina ñàkk bu fekkee da ngeen bëgg moo ko ci wolof parce que dama xaw a commencé tàng kii moo tax góor ñi dañuy wax ne jigéen bu baax ci sëy la société bi duñu wax ne jigéen ju baax ci ni mu yaree ay doomam lañ da ngay dégg sax ñu naan léeg-léeg diw ndeyam a ko liggéey sa ndey moo sonnoon sa kër baay mais dafa am loo xamante ne ni société bi mi ngi ñu koy commencé wan y a personne qui ne se construit dans la souffrance nit du màgg ci métit on ne se construit pas dans la violence on ne se construit pas dans la souffrance donc na jigéen toog di muñ métit bu ñëw ñu ñëw teg ko parce que ci loolu la ñuy mesurer dignité am loolu du dëgg loolu dina santaanewuñu ko góor ñi ñoo bëgg a teg une stratégie d'infantilisation di ñu remanier di ñu teg ci suuf il faut que souffrance bi ngeen accepte ko pour seeni doom suba il faut que lii jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci coono loo koy digal xaaral ma ñëw papa kenn tegu ko gis nga fii yàlla tegul kenn lu mu mënul man koy digal jigéen jooju waaw déglu ma wax la même ma ñëw yàlla tegul kenn lu mu mënul man doomu aadama muy góor mu jigéen doo ma teg lu ma dul nangu boo ma takkee nga nar ma teg loo xam ne sama papa bi ma jur moo xam ne yow gënoo ko man góoroo góor si dëkk bi ci àdduna bi sama papa moo gën d'accord beneen góor du jóge fële waaw ma jël santam waaw ma jël sama sant papa teg fële jël santam mu ñëw jël di ma teg métit du ma ko nangul ci àdduna xalaatuma ko kon yow doo xaar fenn fitna ak fi dëkk bi toll ak fi àdduna bi toll ma toog góor di ma fitnaal xalaatuma ko maanaam coono rek amul lum la jox léppam matul non sëñ bi xam nga loolu beneen maa ngi wax stratégie d'infantilisation gis nga jigéen bu la bëggee day liggéey jox la bu ma la noboon tey nga xam billaahi bu ma la noboon nga xam papa bul xam nu may def ak ñu ma nob de man de bu ma la noboon nga xam bul xam nu may def ak ñi ma nob non madame Fall nga fi de def ma nob de waaw way madame Fall est là Kadia en plus da nga nekk di digal nit ñi ñaar ñetti yaa ngi digal ba pare d'accord digal cangaay te du sangu ba Kadia Jaw non xam nga nit yow yaay nangu fitna d'accord way yow yaay nangu gis nga nit ku dul doomu aadama du nangu fitna kenn du màgg ci fitna kenn du juddu ci fitna. am na ñu ci nekk de. léegi Gabriel yow te yow boo nee jigéen ku jigéen ki. day am na ñu ci nekk de. gis nga jigéen bu la bëggee. jigéen bu la bëggee moom moo yëkkati jox la. su ko amee gis nga ko fi ba tàyyi. su ko amee. mais bu ko amul mu muñal la. jigéen bu la bëggee da lay muñal mais déedéet gis nga di nga muñal nit mu teg fitna di la ko teg ba pare génn ci biti jox jigéen ñi loolu ak loolu. d'accord papa dinaa ñëwaat ci yow léegi su ko mënul mu tas yàlla tegul kenn lu mënul ci dëkk bi. d'accord Gabriel naka nga gisee wala naka nga étudier li nga xam ne moom mooy polygamie au Sénégal laataa may gestu ci Mouhamed. y a pas très longtemps y a un terme bu génnoon góor ñi dañu jël polygamie ki mu ngi koy wax sànq comme arme de menace c'est une épée Damoclès sur la tête des femmes. polygamie c'est traumatisant. dañ koy teg jigéen ñi góor ñi droit la diine moo lañ ko jox seen droit la mais c'est pas parce que da nga am benn droit que c'est une obligation yàlla obligé y a une différence et les hommes de ce pays font de la polygamie une obligation droit ak obligation bokkul li la yàlla may na la ko mais tu n'es pas obligé nga nekk polygame dañ ci boole yeneen ak yeneen yoo xamante ni ça devient de la polygamie abusive parce que dañ koy jël def ko comme moyen de pression boo melul ni ma sa liggéey bi boo ko bàyyiwul toogoo ci kër gi ma dem wuti ñaareel boo melul nii ma dem wuti ñaareel boo deful nii ma wuti ñaareel mais yow am nga fa benn doom ñaari doom bëggoo tas nga topp ci li waa ji wax rek te teewut li mu wax da koy def tax bëggoo tas tax bëggoo tas am na ñu bëgg a tas am ñu bëggul tas man tax bëggoo tas il faut avoir le courage d'assumer ses sentiments
ceux qui n'ont pas le courage d'assumer leurs sentiments. Je ne fais pas partie. Il assume la situation exactement. Il a le droit d'avoir 2, 3, 4 femmes. mais droit ak obligation bokkul sëñ bi. Cela ne te convient pas. Demande le divorce. nga dem sa yoon. Man duma fa naan. pourquoi rey pourquoi soodeeb après ñu lay wutal alibi. loolu beneen débat la. loolu beneen débat la bi muy wax. ça c'est un autre sujet. c'est crescendo. ci benn étape c'est crescendo première étape bi ngeen di bëggante di demante ba mu takk la ngeen waxante woon mu takk ñaareel indi loolu beneen étape la takk na ñaareel ak nam ko defee parce que da ngay toog sa kër tàkku saan ñu ñëw ne la am ñu sol seeni sabandoor ñëw ne la takk na ñaareel mais quelle hypocrisie mais ça va pas la tête loo bëggoon mu def non mais attends yow nga nekk ak nit 10 ans non mais déglu ma nga nekk ak nit 10 ans di tëdd ak moom ci benn lal mu yónni ay étranger ñu ñëw takku saan takk ba pare mettre le devant le fait accompli bi ñu takkee lañ nekk étranger mais fa lañ daan lekkee chaque vendredi fa lañ daan lekk cere bi ñu takkee jabar lañ nekk étranger mais xam nga sëñ bi c'est de la confiance que naît la trahison fii ki nga wóolu rek moo lay est-ce que c'est pourvu que ça soit une trahison mais c'est de la trahison mais non puisque yow en tant que femme musulmane xam nga ne am na droit non du tout je suis désolé c'est pas de la trahison c'est un droit c'est un droit c'est un droit bu leen neexee wax leen li ngeen wax te bàyyi mag sama gëm-gëm Gabriel dafa am loo ko wax gëmu ko affaire muñ boobu moom moo ne jigéen muñ tey mu ne na tas Mohamed Diop dégguma yow yow yaa ngi jigéen muñ boobu na tas su ma doon ne jigéen muñ soo mënatul laa wax soo mënatul muñ doo soode doo reyaate Benoît doo jame le vent change toujours de direction su mënul na tas tourner gauche tourner droite merci beaucoup jërëjëf Gabriel Mohamed Diop ñu daal di gestu si yow maa ngi Mohamed Mbaye ma gestu si yow tuuti Mohamed Mbaye sama waa ji waaw sama xarit la nag léegi fi mu nekk waaw parce que il faut que ngeen di déglu nit ñi ni muy soo leen waxandoo rek day compliqué Mohamed Mbaye pour ñu ñëw ci point bi nga xam ne moom la Gabriel laal léegi parce que mënuñoo wax polygamie te duñ ko laal ndax da ngay am